salaamaaleykum mbokki Thiès salaamaaleykum tey dama naan mbokki Mbambara ak Sampaate lu waral loolu mooy xam naa ni yéen a ngi suivre seetaan ngeen tuuti ci li nga xam ne jëlee nañ ko ci sargal El Bachir Gueye moo tax nag tey ñu daal di doxantu soriwuñ trop ci këram doxantu fu nga xam ni mën nañ ne sax foofooy këram dëggantaan yaay parce que fa la ay mbokkam daal di nekk ñu dem daal di leen seeti xool ñoom nan la ñuy dundee bis bi waaye tamit wax ñu kan mooy El Bachir Gueye je pense bien que ça fait longtemps fépp ci àdduna rawatina Thiès ñu dégg tur boobu ñenn ñi di ko imaginer nen ñeneen di ko dëkkal fenn fii fa la dëkk waaw wala déet de toute façon ñëw nañ ci seen waa kër benn ndaween daal di juux nag ci biir ndaween moo tax xam naa ne waxtaan bu war a neex lay doon Imaam Ndao ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la gërëm di la sant ci déplacement bi ngeen def mu rafet lool di la xamal ne ñëw ngeen ci seen kër comme ni nga ko waxee Ndaw Kounda mooy mbokkam loolu moom yàlla moo ko def. ñu di la tatagal di la wax merci ci déplacement bi ci lii la tax a jóg muy yaakaar naa sargal El Bachir Gueye Bachir nag dama koy gàttal moom fii mooy këram fii la bokk. fii mooy këram fii la bokk moo tax ñu am mbégte ñëw seq ngeen waxtaan pour ngeen yaatal wax nit ki. yan rapport ngeen am mooy kan en quelque sorte mais balaa ñu wax loolu bëggoon naa tam ñi lay seetaan nga wax leen lan ngay représenté ci El Bachir Gueye. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Bachir nijaayam la ci côté ndeyam ndeyam mooy suñu taawu kër mooy suñu mag mooy Ndey Njéeme Ndaw yaayam doon jàngalekatu arab bu ñu xam ci Thiès boo xam ne moom la suma papa reyante ba def ko jigéen bu njëkk a génn ci Sénégal dem jàngi arab ca Maroc. jóge fa dem Tunisie jàng am diplôme jàngalekat ñëw di jàngale ba ni mu xëyee génn àddina loolu moo doon métier am waaye bala muy génn àddina sax retraité na ci liggéey bi door a génn àddina année bi mu retraité ci la génn àddina donc doomu jàngalekat la yaayam jàngalekat la woon yaayam ku ñu xam la ci dëkk bi ci beneen boor baay bi ko jur aussi di Imam Ahmed Gueye di boroom xam-xam bu mag di hafizu Quran ci 1976 bi nga xamee ne Khalil Khousseyri ñëw na Sénégal ñëw Thiès ñuy def concours ñi dàq jàng alquran ci Sénégal ijaaza ba mu joxe woon ci Thiès Ahmed Gueye la ko jox Oustaz Ahmed Gueye moo njëkk am ijaaza ci Khalil Khousseyri fii ci Sénégal mu nekkoon événement bu mag mu nekk jàngalekat moom itam ci niveau xam-xam nekkoon yaraatekat ci niveau diine nekkoon imaamu raati bu jumaa jàmm gën ba ni mu xëyee wuy ci boromam kon ñooñu ñoo meññ Bachir maamam nag nekk mbër moo xam ne jaamukatu yàlla la ba feeñ ci fàng waaye nekkoon itam borom mission ci nekkoon garde républicain nekkoon fii ci camp Gémy daan ubbi daara ci jamono boobu nga xam ne tubaab yi ñoo fi nekk mu ubbi ay daara nit ñi dafi jàng alxuraan te booba jafe woon na mu nekk itam ku liggéeyal islam ànd ak Cheikh Ibrahim Niass nekk muqaddamam mu teg ko loxo def li ne ci moom yépp bàyyi moo ko ci def ci diine l'islam mu mujj samp juma mu ngi nii ci sa wet samp ay daayira nekk représentant xalif général des Niassènes ci jamono boobu xalifa bi doon El Hadj Abdoulahi kooku mooy El Hadj Mouhamadou Ndaw mooy maamam bon El Bachir nag li ma la mën a gàttal mooy pour ñun ñii ñoo ko jur ndénkaane la ci ñun bi baayam ak ndeyam sorewuñ ci bi ñuy génn àddina bokk na ci seen wax moom xam na ko man xam naa ko ñeneen xam nañ ko ñu dénk ma ko ne ma Bachir Gueye sa jarbaat la na nga ko saytu na nga ko bàyyi xel mu nekk xale bu doy waar boo koy gis nii doo ko mën a xam mais su ngeen àndee dox tuuti di nga mën a découvrir ci moom lu bari am na fulla am na fayda am na jom ñeme na xam na fi mu jëm kon dañ koy ñaanal parce que itam wax ju bari bu yàggee nekk cat liñ koy ñaanal mooy yàlla na gudd fan mais yàlla na wér yàlla na ko yàlla dimbale taxawu ko moom nag dafa jàng am xam-xam lool mais boo ko gisee nattoom mooy football da ko mës a bëgg maanaam jiit ci football organiser ay équipe nekk dirigeant loolu depuis mu nekk xale bu ndaw la ko bëgg a nekk
bëgg football lool ci xol bi man ca daa ca werante ba ñàkkatooy xib looloo tax jëloon na équipe bu kii Sampaate ci jamono bu yàgg nekk seen président boobu xale bu ndaw la ba daaw defe na encore ngeen delloo siwaat ko ren ngeen delloowaat ko présidence bi Sampaate nag jaral ko lu nekk parce que fa la dëkk fa la mu am fa la ko samp ñëw na dëkk ak ñoom parce que dëkk waajuram la toog fa ak ñoom di dimbalante ak ñoom xale bu baax la daal loolu laa mën a wax. togguma la waaye dafa am kàddu gu nga xam ne da nga ko wax te dama ci am envie taxaw ci tuuti mooy certes wax nga bëgg-bëggam ci sport bëgg-bëggam ci football mais dafa jëloon président Sampaate lu yàgg ci ginnaaw ñu toogaat diir mu ñëw jëlaat ko est-ce que loolu dafay wan ne nit ku modeste kooku moo continuer di wéy wala tout simplement nit ku nga xam ne en général ñi nga xam ne ñoom la séqaloon daaw ak daawaati jéeg ba léegi dafay maintenir ce lien là. waaw dafa nekk nit koo xam ne nag dafa xaw a réservé ci jikko mais nit ku baax la dafay sàmm xarit ak kóllëre ñi mu àndaloon bu yàgg fii nga xam ne mooy kër maamam ay bàjjanam a ngi toog ay ndeyam a ngi toog ay soppeem a ngi toog maanaam cofeel bi mu am ci ñoom ci ba muy dund ak seen ndey ko rew la am ak ñoom tey bi seen ay waajuram làqoo bi ci des mooy dama la waxoon dafa bëgg football lool mais ñooñu mu àndaloon boo seetee les mêmes éléments ñoo fi nekk ba léegi mu ñëwaat ànd ak ñoom pour liggéey maanaam le mouvement associatif moo ko neex maanaam waaxu dem ca stade ba dellu si ñëw ci kër gi ànd ak ndam ànd ak coow ànd ak kontante loolu moom daf ko neex dafa mos a bëgg diriger maanaam bëgg diriger équipe bëgg diriger mouvement bëgg diriger mbooloo loolu yàlla da ko def ci deret ji daf ko yàggee loolu laa mën a wax ne fi nga koy gis noonu daal ay xarit ak i soppe ñam amoon ba léegi ñoo am. du ma la mën a bàyyi noonu nag imaam xam naa ni imaam moom fu ñu ko tuddee rek xam nga liñ ko cërale moo bëri moo tax du ma la mën a bàyyee noonu tey soo ko doon ñaax lan nga koy wax soo ko doon ñaanal éventuellement moo tax ma insister ci imaam bi lan nga koy ñaanal. waaw li ma koy ñaax mooy xam na fi mu bokk nit ki su fekkee ne ci yax bu rëy nga bokk ci ay sang nga bokk mënuñoo gis ci moom lu dul jëfi sang loolu rek la war a dox feneen fu ñu ko gis fu dul foofu duñ nangu waaye yàlla baax na duñ ko fa gis mooy li ma koy ñaax nag mooy comme mbooloo ànd na nekk ak moom jiital ko te muy ndaw na xam responsabilité boobu nekk ci mbaggam mu assumer ko ak na mu gën a rafetee waaye mu continuer yoon bi nga xam ne moom la ko ay waajuram tracé muy njub ak def loo mën wax loo mën mu continuer ci dina am ndam ca kanam waaw li ci des nag ñaan gi mooy xale bu demee di yéeg ci garab di wut lem liñ koy ñaanal mooy yàlla bu ko yemb mat lii rek mooy wax ji. jërëjëf imaam yéen ñi seetaan tamit lii xam naa ni ñaanu imaam gi dañuy dal ñun ñëpp rek yàlla nañ jot ci lem gi te benn yemb bañ ñoo mat donc dañuy wéyal waxtaan wi. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu ñaan bàyyee ay tamtaam ak mbokkam yi nga xam ne fu mu nekk ña nga fa ak moom ñu àggale wax ji ci ñoom gën a rafet li ma ci mën te mottali ñoom dañ ko mottali te dana mot ndax ñoo ko jur te xam nañ ko bi ci des itam nag ma fàttali leen rek loo xam ne naroon naa ko fàtte mooy Bachir am na soxna bu baax mooy Abibatu Diawara man Abibatu Diawara maa ko jur ci baayam ci magam ci njëlbeen bañ ko koy may mu nekk suma xarit nekk sama doom nekk sama jigéen ju baax la soo ko xamul nag da ngay defe ne am na lu ne ci moom waaye ku ko gën amul dafa réservé nag moom itam noonu la ko yàlla bindee dafa bëri kersa mais lu Bachir mën rek Abibatu bokk na ci ñi ko yëkkati ba mu taxaw ñu ñaanal ko yàlla moom itam yàlla na doomam bi barkeel ñaanal Bachir nag ñaanalaale njabootu Oustaz Ahmed Gueye yëpp ñaanalaale maamam ak njabootam yëpp muy alxaaji Mouhamad Ndaw mu jàng Fatiha ayatul kursi falaxeeg naa si salaatul Fatihi ñaanal ko yàlla jàmm yàlla defal ko tawféex dama fàtte nag sama chérifa bii nga xam ne mi ngi bokkatu fii kii ndey la ci Bachir xarit la ci Bachir soppe la ci Bachir bokk na draawam bu góor bokk na ci ñi ànd ak Bachir formé wu ci football Bachir ko daan jël ci loxoom dugal ko ci ponkal yi ndax dafa bëgg bal ba nga xam ne moom it bu ko Bachir bu bëggee jooy Bachir dugal ko ci mag ñi ñu koy fel muy daanu muy Salim xam nga ko bu baax Salim Ndaw
donc yal na yàlla barkeel ko moom itam defal ko tawféex aouzu billahi samil alim min asheytaan rajim wala hawla wala quwata illa billahi al ali azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin amin allahu la ilaha illa huwa alhayy alqayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa fil ard man za allazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim wa sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursal alhamdulilah yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yépp ñu ngi toujours Mbambara wax nañ ko sànq ci njëlbeen seet si ñi nga xam ni mën nañ jàpp ne ñooy famille bu El Bachir Gueye ñu seq ak ñoom waxtaan kii sama wet nag moom sama bàjjan la sax Ndeye Khady Ndaw ñu ngi lay nuyu de passage maa ngi leen di fay bu baax kontaan ci dalal gi ngeen ñu dalal macha allah ñu ne kontaan nañ ci gise bi nga xam ne yàlla boole nañ ñu gise ko ñaan yàlla ñu fekk ay déwén ñu bëree bëri amin dañuy xuus directement dégg nañ li nga kàddu bi nga xam ne imaam yëkkati na ko léegi jëmale ko ci seen doom yaakaar naa ne kuñ ne sa doom moom nit du xam sa doom ba raw la tey soo ñu doon wax ci El Bachir Gueye d'abord lan lu particulier lañ mën a jàpp waaw ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Maulana Cheikh al Islam bi wér di gërëm imam Cheikh Tidiane Ndaw mi nga xam ne su xasee ba wax keneen amatu ci kàddu parce que mooy kilifa kër gi comme ni ma la ko waxee woon sànq nee naa la am na ay mag am na ñu ko jiitu am na ñu ko mag foofu mais cër yàlla moo koy jox doomu aadama cër boobu ñu nangul ko suñu waajur yëpp génn àddina mu wóobati ko wuuf ñu kon dañuy santaat yàlla ci ñëw bi ngeen ñëw fii ak ki leen tax a jóg muy Bachir day doom ñoo ko jur yaayam di suñu taaw nangu woon lu ne ci ñun àttanoon lu ne ci ñun moom yaayam defal ñu lu ne mën naa laa wax ne la man ci ñu yaayam gën a defal man ci laa bokk ndax damaa nekk xale bu ndaw suñu waa kër di seetaan ne télé may jooy mu gëstu xool ma ne ma Khady dangay jooy ma ne ko waa booba nii laa yem bu ma amee ay 4 ans 5 ans 6 ans ci la yem mu ne ma suba ak jàmm ma ne ko waa mu ne ma doo jooy ndax télé xëy suba teel jënd télé indi ci biir kër gi muy jigéen ju jàmbaare di jigéen ju am jom Bachir nag di doom joo xam ne wax dëgg yàlla ak yont bi sama cat ak sama catu morom kenn ku nekk bëgg nga ko jur ci dignité ci personnalité ci xam boppam ci dox ndànk ci wax ndànk ci réserver boppam kenn du ko dégg ci dara lu ñàkk fayda kenn du ko ci gis mais nag nit ki aussi bu fekkente ne fa nga bokk danga koo xam dafa am nooy doxee comme li Bachir wax li imam Cheikh Ndaw wax léegi ci moom waajuram wu góor ba mën naa laa wax ne la bu yónnent doon dikkaat damay nangu ne Oustaz Ahmed Gueye lay doon ci sell ci yiw ci maandu ci gore moom Oustaz Ahmed Gueye ba yàlla jël ko ci gore googu doguma la mais bëgg naa nga taxaw fa tuuti parce que def nañ gëstu bu ndaw balaa ñoo egsi ci moo tax ma taxaw ci gore googu d'après information yi ma jot mooy même bi soxna si génnee àdduna tegu ci lu bëri da cee toog parce que tellement amoon na affinité waaw parce que dañuy wax en général dañuy wax ne ñaari nit bu ñu bëggantee àndoo ca yàlla di sëy te yàlla tax bu sëy ba daggul bu kenn ka demee keneen ka dana ko fekki Oustaz Ahmed Gueye nag da koo firndeel dëgg ci diggante ak Ndeye Ndaw nit la woon koo xam ne jigéen ju baax jigéen ju mën a sëy jigéen ju mën a muñal jëkkëram te mosta lekk dara bàyyi Oustaz Ahmed Gueye nee naa la Alaaji Ibrahima Niass moo ko jël mu taawloo ci Seyda Mariam Niass mi nekk Amérique yàlla dogal jamonoy dox ba Oustaz Ahmed Gueye jël ko mu am ci Bachir ak Zeyna muy jigéen ju jàmbaare di jigéen ju fegu ci boppam di jigéen ju am jom Bachir bu baaxul bal day tàkk ci kawam bu baaxul day dee bal day tàkk ci kawam kon baaxu ko war parce que da koo nàmp ci meen doon na ko ci gañu ndax ñun amuñu dudu Alaaji Ibrahima Niass te Bachir loolu la gëm ñu di ko dund ak moom yàggul dara dañoo toog bu guddi heure bii rek man ak sama sœur bi ñuy toog di waxtaan ba caa ma ne ko nañ dem seeti Bachir ñu ñëw kër ga toog di waxtaan ma ba caa ma ne ko Bachir xam nga lu ma indi mënuma déedéet
ma ne ko damaa bëgg nga jox ma xaalis bu bari mu ne ma pour lan ma ne ko damaa bëgg a defaraat ëtt bi ndax bagage yi ci nekk neexuma nii naanaa mu bind chèque bu 1 million jox Abibatu ma ndil ma su ko neexoon du ko def mais dañuy wax toujours nit góor gu baax goo gis muy dem jigéen ju baax a baax mi ngi ci gannaaw Abibatu di jigéen ju baax di jigéen ju jàppale Bachir di xale bu ndaw nag mais Bachir am na fullay yor jabar waaye Abibatu it am na fullay téye jëkkëram ndax ndamal jéeg mooy téye sa jëkkër ndamal jigéen mooy jàppale sa jëkkër Abibatu dafa jàppale Bachir ci lépp man mii di wax ak yow fu ma romb ci mbedd mi dana gaare otom yëkkati lu bari jox ma du jox bi mais geste bi te li waral loolu lépp mooy Bachir mooy ki respecté famille respecté famille yaayam xam ne fii la bokk respecté ñu lool nag Bachir du sàllalu kenn ci ñun tante nii tante naa tante rek lay wax te nag li ma neex ci moom mooy bu farata jotee nga janoog moom bët ak bët farata goo ko wax mu faj ko du dox ci ñàkk fayda du dox ci caaxaan loolu moom xam nañ ko ci moom vraiment di ko dund ak moom nag di ko bokk ak moom di ko dund bu wér te nag muy doom joo xam ne nag vraiment kenn ku nekk ñaan nga yàlla jur ko ñun de vraiment jur gi ñu ko jur dañ ci am fierté te it dañoo dëkk ci dëkk bi nag di dox surtout man damay dox rek bu meloon neneen dama koy dégg ndax damay fréquenter milieu yu bari damay xam nit ñi di dégg mais macha allah li may dégg ci moom dafa sedd sama xol moo tax waa Sampaate ñun dañ leen war a delloo njukkal ndax sargal gii ñu koy def ñun ñoo ko woon a njëkkee ndax ci ay mbokkam ndax buñ ne ndax diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax kon ñoom buñ koy sargal rek ñun am nañ sañ-sañu dem ca sargal ba présenté fa teew fa parce que li mu defal waa Sampaate bañ koy sargal ñun defal nañu ko lu ko ëpp wuuf nañu nag yaayam ngeen àddina mu bàyyi ñu de lekkul dara bàyyi mais ku ko woo ci farata mu wuli ci farata. dëgg la donc suñ déggee say kàddu daal su nekk ni ay waajuram suñ ko gisee kontaan nañ. parce que lañ doon xaar ci moom. mu ngi koy mattale vis-à-vis de ses mbokk comme ni ñu koy waxee ci wolof rek nit mbokkam. mais nag duñ la bàyyi sans pour autant te dire que tey soo ko doon ñaax. parce que nit lu mu baax yaakaar naa ne gën a baax am na. lu ñu ne baax ne baax torop. tey soo ko doon ñaax lan nga koy ñaax. waaw li ma koy ñaax sama doom mooy li nga xam ne fu ma wéet ak moom dama ko koy wax mooy ne gën a góorgóorlu ci boppam di gën a fegu ci boppam parce que doomu aadama dangay toll ci dimension boo xam ne bon waratu la. erreur waratu la fa la toll xale la nag bu ndaw Bachir ñoo màggandoo fii ci kër gi maa ko mag fuuf du duul mais nag yàlla mooy may nit cër li ma koy ñaax mooy mu gën a góorgóorlu ci boppam gën a fegu ci boppam ndax jamono moo toll foo xam ne tey ji ay nit a ngi ci ruq bi toog yor seeni caméra yor seeni WhatsApp yor seen lépp xam nga lu ñuy wut ci moom defet doom ju baax nag la ñuy wut ci moom defet gis nga ko toog fee di yalwaa nag def kii nit ñi duñ ko bàyyi xel mais ki nga xam ne dafa teg tànkam teg ko ci yoonu baax war a baax nit ñi toujours ñu ngi wut leen damatee ma di ko wax ne ko nag ba tey mu gën a ñuuxu gën a jàpp côté waajuram wu góor ay frère am ay sœuram na gën a téye côté waajuram wu jigéen na gën a jàpp parce que yàlla moo ko jox gannaaw ci côté waajur wu góor ak ci côté waajur wu jigéen ñun nag ñu di ko ñaanal yàlla vraiment mu gudd fan mu wér waaye na gën a fegu ci boppam parce que WhatsApp yu bëri na télé yu bëri na rajo yu bëri na bon yu bëri na tentation yu bëri na parce que des fois da ngay gis nit koo xam ne jigéen joo xam ne par exemple sax nit ñi dañ lay fay sax uniquement pour daaneel nit ki fay la uniquement pour humilier nit ki bëgguñ ci dara loolu lañ ci soxla te it xam nañ ne am na luy ñëw ca kanam ci avenir am day weesu fii loolu lañ koy ñaan rek mu suur ne am na leneen loo xam ne mi ngi ci kanamam lay ñëw te ñun ak moom ñoo koy ànd dox ko te foofu warta am trace lu set rek fa war a am. jërëjëf sans trace d'ailleurs loolu la ñuy continuer waxtaan bi di ñaan aussi que lii ñuy wax aussi mu dugg ci nopp yi nga xam ne nopp yu dal nag moo koy dégg parce que waxtaan bi aussi waxtaan bu xaw a kawe la tey ci Mbambara damay continuer tour de table sax mën naa ko tuddee noonu mais damay dem ci nga xam ni mooy soxna imam moom it mu sànni ci ay kàddu ak tamit ci waxtaan bi la mi yàlla dafa dogal mu ñëw ci suñu kër gi nag di naar te kenn ku nekk xam nga ne naar am nañ aada am nañ lu ñu baaxoo muy dund ñoom kese ñoom seen jëkkër seeni doom kii nag dafa ñëw bokk intégré bokk wane carrément ne damay sëy fii ba sëy ndax dafa am loo xam ne nit ñi dañ koy waxantu mais dañ koy gëm dañoo toog ñuy waxtaan di waxtaan benn bés ba ci yàgg ma ne ko yow bu yàlla mayoon Salim xaalis bu bëri mu jëndal la kër nga dox mu ne ma bu ma jëndaloon immeuble sax fii laa yeewoo ci yéen ba may dugg bàmmeel lekkul dara bàyyi ñu
dara danañ jox yàpp dañu jox jën danañu jox xaalis danañu jàmmal jox ñu meew boole ceeg nag lépp lu mu am ci loxoom lu mu sol sax su ma dikkee ne ko man de bëgg naa li mu sumi ko jox ma vraiment wane ne waajur yi dem nañ mais moom nekkatu soxna suy sëy ci kër gi dafa ñëw uuf ñu te yàlla rek tax moo tax yàlla na ko yàlla fay. voilà ñu ngi continuer di waxtaan ak la famille mais yéen ñi nga xam ni ay sportif ngeen naturel je pense bien que su ma waxee Salim Ndao di ngeen ko xam bu baax a baax donc waajuram bu jigéen la ñuy seqal waxtaan léegi ginnaaw bi ñuy seqal waxtaan ak waajuram bu góor Salim Ndao nekkoon institut jàmbaar léegi xam ngeen ne il est dans le Maghreb yaayam mu ngi nii toog Kabiru maa ngi lay Kabira dinaa ñëw ci Kabira bi sax maa ngi lay nuyu d'abord. waaw ma lay fay. Kabira bi d'abord lu muy tekki. muy ngand. mooy. la grande. la grande. waaw. Comme elle est grande déjà macha allah. Je pense bien que yow ci kër gi nga dégg nga wax nañ ko. ñëw fi rek sëy si boolewu la fi nekk nii tàq nga ci rib. tey sa jarbaat. en quelque sorte. moom moo waral lii. je pense bien que ñàkkul ne yow it am na lenn lu nga xam ne mën nga ñu wax ci El Bachir. awdu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim man si Bachir Gueye moom dama bëgg yàlla tax rek dama ko bëgg depuis toujours wax dëgg yàlla tax na comme le Thierno sama borom kër moom la may dégg nga foo tukki bay ñëw damay num ma xam nga toujours day ñëw ci man xam nga damay jox xaalis damay jox samay doom surtout yaayam kii comme jur day ndaw waaw tronc de yaayam toujours buy ñëw ak maam El Hadj Ndaw xam nga toujours man awma ci sax lu may wax léegi kii sama borom kër gi wax na tam xadi Ndaw wax na comme léegi man lu ma amu ci lu may wax amaloo ci dolli loxo ñaanal ko damay ñaanal ko yàlla gudd fan yàlla dem kanam yàlla kii mucc ko ci cet ak lemmin ak bele loolu kese. voilà Ndaween moo nekk dans la famille Ndao tey sunu tante di tante El Bachir di Assou Ndao moom mu ngi à côté moom it mënuñu ñëw ci kër gi waxtaan lu jëm ci El Bachir te du ci wax parce que doomam la tante Assou ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. balaa ma lay laaj ci Bachir. dama lay laaj tey ci yaayam parce que seen sœur la je pense bien naam nekkatu fi mais am na lu nga xam ni peut-être bàyyil na leen ko fi tey comme héritage ci comportement tey soo ñu doon wax ci loolu lan nga ñuy wax. yaayam nit ku baax la woon nit ku am yar nit ku am teggin nit ku yërëm ay rakkam def fi lu baax wax ko fi dox fi sëy ba xëy génn àddina yëpp kenn sikku ko. te li may wax nii ku ko dégg di nga xam ne du damaa bokk ak moom moo tax may wax damay wax li yàlla def muy nit ku baax di comme la sama frère Cheikh Ndaw wax moom moo fi njëkk a génn dem jàngi keroog bi mu njëkkee ñëw Medina Baye Niass bàyyi ne ko na jóg def discours bi mu ko defee ñëpp a waaru mooy jigéen ji njëkk a génn dem jàngi moo fi njëkk a jàngi kon nag yaayam dafa baax papaam Oustaz Ahmed Gueye tam alhamdulilah baax kenn du dégg kenn mës koo dégg ci lu bon am yar am teggin jël alxuraan rek def ko muy liggéeyam kon nag kooku su baaxee rek dafa war a baax. J'ai une question parce que d'après lu ndaw lu ma jot a gëstu ci El Bachir wax nañ ne ma ne bi muy jàng na ba am BFEM mais bu mu jàngee ba am BFEM góor gi dañu ko demal nga dellu daara ja jàngiwaat mu nangu ko quelque temps après ci la tukki dem est-ce que loolu dafay dëggal ne tamit xale bu déggal ay waajur xale bu déggal ay waajuram la dafa leen a déggal ba biñ génnee àddina sax moom fan yooyu yëpp daf ko jàpp ndax déggal bi mu leen déggal ba ñun ñii daf ñoo déggal ndax li sama sœur bi wax Xadi guddi gi ñu toogee ba mu yàgg ñu ne nañ dem seeti ko maak moom kenn yéeguñu ci koor gi bi ñu eggee sax ñu ngi fa dajeek footballeur yi ñuy bëgg a dugg mais duggaguñu footballeur yi ci bunt bi ci lañ ñëw fëgg lu yàgg après ci la Bachir ndekte mi woon ci kaw di defar këram daal moo ko ay jànqam pour wan la ne daal du nit koo xam ne su ko neexee mu rëy mais rëyut. dafa ma des. macha allah xam nga li ma la wax bi ñu ñëwee di waxtaan ak moom ñu ne ko ñun yow lañ soxla ñu toog di waxtaan ak moom ma ne ko Bachir mu ne ma ne ko ma ne dafa am lu ma dégg mu ne ma lan mu ne ma ne ko damaa dégg ñu ne dangay defaraat sa jàkkay maam ci Alaaji Mamadou Ndaw
mu ne ma waa loolu de fas yéene naa ko ma ne ko bala ngaa defal ñii dee dangay defal ñii dund ndax suñu ëtt bee foog nga defal ñu te vraiment bi ñu ko waxee da koo rafetlu daal mu ne ma ndax suñu maam yi suñu yaay yi dañoo àndoon ànd bu rafet kon moom bu defee lu baax fii suñ ko waxee du ci teg baat mu ne ma lépp lu ngeen ma wax incha allah dinaa ko def xam nga loolu doom ju baaxee ko man ndax mënoon na koo am te du ko def mais loo ko wax xanaa yow yaay dem ba am kersa sax ndax nit ki tam mënoo foo tool di ko laaj mais mësuñ koo wax lu mu teg baat vraiment si comportement bi sànq tamit dégg nañ ñu ni ba léegi si tur yi lay jaar si kii lay jaar tànta diw bàjjen nangam ci nit ku nga xam ni c'est vrai que aal bi demeewul noonu mais kilifa la tamit yor ay responsabilité yàlla xewale ko macha allah mu am lu mu yor mais terewul ba léegi mu ngi wàcce boppam di am di wane ne daal li ma war ak samay waajur dama koy matal ba tey dëgg la ndax looloo tax sax ngeen ñemee ñëw fii ndax kenn duñ ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuñ ko waaw bu ko fi deful woon du ngeen fi ñëw mais comme ay mbokkam dañu koo gërëm keneen ku ko mënoon gërëm te du ñun safewut ndax ñun gisatul yaayam waaye tey ñun ñooy ay yaayam bokk ak yaayam lépp kon nag tey bu ngeen ñëwee fii c'est parce que mbaaxam moo tax bu ko waa mbedd meeg fu nekk gërëmee te ñun gërëm ko amul sens te bu ko fi deful woon tam bu ngeen ñëwee duñ ko gërëm ku ne góor aussi ne jigéen ni ñu koy waxee rek à côté d'un homme d'un grand homme il y a toujours benn femme bu exceptionnelle dégg nga grande dame comme Kabira benn Kabira bu nekk foofu ci wet bi donc je pense bien tamit ku tudd El Bachir Gueye bu wax ki nga xam ne mooy soxnaam Habibatu nit ku baax la nit ku am teraanga la nit ku rafet jikko la daal ndax wax dëgg yàlla ak yonent bi bokk ci ñi nga xam ne ndax léegi am na ñoo xam ne sax bu seen jëkkër ak xawee am dara sax boo leen di woo duñ la jël moom bokk ci genre googu à saa yoo ko nee kare bala ngaa eggale mu jël te wax li sama sœur bi wax tam dëgg la su la romboon ci mbedd mi sax dina taxaw kon nag moom tamit nit ku baax la daal war naa mën a nekk jabaram parce que nag yàlla moom ñu baax rek lay boole montre yu baax yépp a bokk heure kon moom bu baaxul moom tam ñu laaj ko vraiment moom tam nit ku baax la jàppale na jëkkëram ci lépp vraiment moo tax dañ leen di ñaanal rek seen ànd bi yàlla na yàgg te sax te yàlla may leen ay saalixiin ak ay saalixaat ci barke Seydina Muhammad kër gi moom fi ñuy waxee ñun ñëpp dafa xaw a kawe jërëjëf de toute façon waxtaan bi am na solo abi de toute façon ñu nit aussi on peut profiter de l'occasion pour témoigner ni nit ku baax la parce que dem nañ bërëb ba muy liggéeyee imprévu am certes ba ñu waree enregistrer émission mais elle a sauvé la situation permettre ñu enregistrer te xamuñu ñu soog a gis noonu donc loolu lépp ci ay xeetu baax la on la remercie de passage cousine ci El Bachir mais aussi nekk tantam on peut le dire umpaañam waaw donc moom it je pense bien que même su dee espagnol la bu espagnol bu gàlli la ndax dafa dellu Sénégal donc nekkatul espagnol moom it xam naa ne du ñàkk ne mën na am kàddu gi nga xam ne dina ko yëkkati daal di koy teg ci son cousin waaw du bëri ndax bi ma ko miinee yàggul dem naa këram ànd fa ak ñoom Asu Ndaw sama tata Asu Ndaw tata Xadi vraiment mu teral ma moom jabaram tamit teral ma kon du ma mën a wax ci moom lu bëri waaye lu tuuti li ma ci xam rek mooy nit ku baax la comme ni ko ñëpp waxee ndax bi ma sëyee nijaayam muy tonton Babacar di sama nijaay man tamit bi ñu sëyee yàggul ce qui veut dire que miinante wuñu woon man ak Bachir bu baax mais comme ay mbokk lañu daan nañ déggante yaa ngi dégg léegi jour bi ma demee këram mu ganale ma teral ma mel ni comme si dafa maa xamoon lu yàgg daal xam nga daal di laaj ne kii moom dafa niroog ñun daal dafa niroog Xadi Ndaw nangam tata Xadi ne ko ndax kii Binta Ñas mooy yaayam te Binta Ñas ak moom yaayam Bachir ay cousine lañu ñoom ñaar ce qui veut dire que mbokk gi daal moo tax mu gën a attaché wu mu teral ma depuis boobu ba léegi nag vraiment jàmm rek la ñuy séq bu ñëwee daf may laajte daf may toppatoo ak lépp daal kon li nit ñi wax daal ci lu baax man tam vraiment duma ci dindi dara su ma ko yokkul duma ko wàññi lii nag comme fekk na ma fi par hasard occasion la man tamit ma génnewaale samay sentiment gërëm ko sant ko ñaanal ko pour rek bañ a guddal ndax ñii liñ fi wax ba pare lépp ñoom tonton Cheikh Ndaw ñoom Kabira tata Xadi tata Asu Ndaw leneen loo ci yokk rek vraiment daanaka da ngay gën a yokk rek mais mënoo ko weesu. doo ko ñaanal ci espagnol xanaa. waaw maa ngi koy ñaanal le deseo lo mejor
para toda su vida, para toda su familia. Le deseo una vida muy buena. También deseo a su mujer una vida mejor. Le deseo todo lo mejor del mundo. Obrigado. No, gracias. Gracias. Toujours ñu ngi avec la famille ñaari umpaañam ñu ngi fi nag nañ seq ak ñoom léegi waxtaan ñu tàmbale ci ak kenn ci ñoom. Je pense bien que Bachir sa jarbaat la ce qui veut dire que du ñàkk ne am na diir gu nga xam ne côtoyé nga ko donc du ñàkk am na loo ñu mën a wax ci moom. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah man de li ma siy wax bëriwul ndax xaw ma ko noonu daal mais dégg naa ko ndax benn yoon laa ko mos a gis à part loolu gisaatuma ko mais yàgg fu ma toll daal maa ngi dégg turam Dakar laa nekkoon man ak rakkam bu jigéen ñu ñoo nekkoon Zeyna Gueye mais heure bu ma toogee moom mu ngi wax si moom lu rafet mais bi ma ñëwee fii tamit li mu doon wax yépp gis naa ko. nu góorgóor rek fi mu nekk noonu ndax baax yomb na mais dëkk si moo jafe di ko ñaanal daal mu sax si. voilà ñu ngi keneen ci membre famille bi muy Dada di kenn ci ñi nga xam ne mooy jabar nijaayu El Bachir Dada est-ce que yow yaa El Bachir jot ngeen a xamante. waaw non miinante wuñu noonu bu baax mais dama koy gis muy ñëw ci kër gi dama koy gis tout le temps muy ñëw ci kër gi mais miinante wuñu noonu gaa présenté nañ ñu nii rek mais xam naa ne gaa miinu ma mais gis naa ko man xam naa ko ràññee naa ko it waaw te ku baax la wax dëgg fa yàlla. man damaa xaw a tawat nag mënuma wax bu baax ndax daanaka sama kilifa yi wax nañu ba pare kon leneen lu ma ci dolli rek mën nañ ni nii la rek waa répétition la rek tax wax nañu lépp wax dëgg fa yàlla waaw man tuuti rek laa ciy sànni moom ku baax la te en plus sama xaritu jëkkër yi fii ñëw damay dégg à chaque fois ñuy wax lu baax ci ñoom ñoo organiser sargal bi fële Sampaate waaw ñoom à chaque fois fii la ñuy toog ba yenn heure yi mais lu baax rek la ñuy wax ci moom te man d'après famille bi dégg naa tamit ñoom ñëpp ñoom Xadi yi ñoom ñëpp lu baax rek la ñuy wax ci moom te en plus ku baax la dama koy ñaanal yàlla rek yàlla lafal ko cet musal ko ci seytaane lépp lu mu bëgg ci àddinaam yàlla defal ko ko waaw loolu rek laa koy ñaanal yàlla. maman moom en général su ngeen ko déggee ci kër rek mooy ko nga xam ne moom lañu tuddee maam wala yaay donc maman moom mooy turandoo yaayu ki waral mbir mi di El Bachir Gueye maman ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. ça va. lan nga ñu mën a wax ci sa doom. ku baax la ku ma bëgg la aussi à chaque fois day ñëw ci kër gi di ma jox xaalis ku baax la daal. lan nga koy ñaanal. maa ngi koy ñaanal gudd fan wér gu yaram mu gën a am xaalis bu bari waaw lépp lu muy ñaan yàlla na ko yàlla may. ci góor ñi lañ tàmbali woon bi ñu ñëw ci kër gi ci góor ñi incha allah lañuy fas yéene rek daal di tàggatoo waa kër gi kenn ci nijaay mu ngi nii di Babacar Ndaw sama doom baay la sax xam naa ne naa ko jox ciru nijaay ji tonton Babacar ñu ngi leen nuyu. di fay. si leen tey ci sa jarbaat di El Bachir Gueye je pense bien que diggante jarbaat ak nijaay en général am na benn complicité bu fa am est-ce que tey sa diggante ak El Bachir am na sa même complicité la. bon alhamdulilah rabbil alamin suma salaatu wa salaam ala rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii vraiment fi ngeen ñëw nii nag fii mooy kër Bachir ndax fii la yaayam dëkk man maag yaayam ñoo bokk ndey ak baay ndax fii xamewuñu fi woon kii tànt ak ki yaay ndax ki nga xam ne nii mooy yaay ki jur Bachir ki jur yaayu Bachir ñun mooy sunu yaay ndax man suma yaay bi ma jur moom normalement yaay laa ko waroon wax mais ñun ñëpp tànt lañ koy wax kër gi yëpp maami Bachir bu jigéen ñun moom lañ doon wax yaay mooy sunu yaay ci kër gi. yaayam tamit vraiment di jàmbaar joo xam ne ñi ko xam ñëpp xam nañ ko ci njàmbaar ci li mu jàng ci arab li mu nekk di jàngale arab li mu dem Tunisie jàngi nekk daal ku nit koo xam ne dafa teel am ouverture de telle sorte que El Bachir boo may wax ci Bachir dañu yàgg ma ak moom muy sama complice bu yàgg sax lu léegi loolu depuis bi muy nekk xale la moo sëram Zeyna ñu nekk sumay xarit Bachir nekk suma xarit boo xam ne ñi ko xam bari na
kon donc moom lépp lu mu am rek da ko mérité c'est parce que yaayam moo ko liggéey ci kër baayam xam naa bu baax diggante oustaz Ahmed Gueye nga xam ne ku baax la kilifa la ku ñëpp ràññee la digganteem ak Ndey Ndaw de telle sorte que lu ci bari ñun xam nañ ko Bachir lépp lu mu am daf ko mérité ASC mayu ko leneen mayu ko c'est-à-dire daf ko donn ci baayam muy oustaz Ahmed Gueye donn ko ci yaayam ndax seen yaay tel na fi jóge mais bàyyil na leen liy barke léeg-léeg nga gis nit di def dara du ci am dara nit ñàkk ci nit di ko def di ci am lu ëpp la ca gën a sonn di am loolu nag barke koy waral ndax mag ñi dañuy wax ne barke du bàyyi sax dafa daan wax ne barke du jëm waaye ci lu mu nekk rek nit ñi xam ko bon donc Bachir lii mu am nii daf ko mérité ak ndax affaire bi du xaalis mais dafa am leneen lu dul xaalis mooy vraiment nit ñi jox la cër ngay xale mais nit ñi jox la cër te Bachir cër bu ñu ko jox rek daf ko donn de telle sorte que lii ñu ko waa Sampaate defal ñi ko war a defal bari na ndax boo xoolee ba ci groupe bi nga xam ne fii la ñoom Sanex nekk parce que ci ñi njëkk a produire groupe boobu ci lañ bokk donc ñoom bari na sax loo xam ne bu ñu ko amee Bachir am na ci mérite. wax ñoom lu ñu def rek war nañ ko ci tudd ndax jamono bi ñuy nekk fi nga xam ne ngeen xamu leen Bachir bokk na ci ñi leen doon jàppale ci lu bari bon donc moom dafa teel am ouverture te ouverture boobu moo ko may lim am bon ñun li ñu mën a def nga xam ne diggante nijaay ak jarbaatam ñun li ñu mën mooy ñaanal ko yàlla ndax buñ ko ñaanalee yàlla bu muccee ci cat rek yàlla mën na ko dimbale bon niñ koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla musal ci cat may ko gudd fan may ñu ko ubbi ay xéwalam ndax vraiment xale la boo xam ne buñ ko bu lu mu am dina ko bokk doomu aadama yi ndax man xam naa ko bu baax a baax waaw. C'est vrai dégg nañ kàddu yu fi jub yëpp tey ku ci ne jox na ay traits de caractère yu bëri ci moom mais yow mi nga xam ne nijaayam nga ba pare retourné doon xaritam tey su ma la doon laaj ban jikko ci El Bachir moo la gën a neex ban jikko nga may wax. bi ma laaj léegi jikko bi ma gën a neex ci Bachir mooy discret. xam nga nit bu amee discrétion nit koo xam ne am na sutura nit koo xam ne tey bu yëkkati woon alalam jox la ko tamit boo ko waxewut moom du ko wax te loolu ci jikko ñu baax ñi la bokk te jikko boobu xam naa ko ci moom man mi di wax ak yow nii xam naa loolu ci moom ndax seq nañ yu bari yoo xam ne musuma dox ba dégg ma nit di ko wax bon moom discrétion boobu moom mi ngi ci moom waaw bari na lu muy defal nit loo xam ne fii ci dëkk bi nit ñi kenn du ko xam xanaa nga génn wax ko waaye boo ko waxul du ko xam te loolu bu ko neexoon nag lu mu defal nit wax ko mais du melul noonu bon am na discrétion mooy jikko bi ma gën a neex naa ma nit bëgguma nit defal ma dara wët fu ne nga wax ko mais moom am na discrétion te loolu bu amee ci nit rek mooy sutura mooy maanaam sutura daal moom am na ko te loolu ci jikko yu martaba jikko ñu baax ñi la bokk loolu nag vraiment loolu li ma koy ñaax daal mooy mu bañ a comme li dal xale yi rek bañ a yëg boppam ndax adduna bi lu ne gis nañ ko fi nit ko moom boo wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la xam nga ki boo saa yoo wàccee sa bopp rek yàlla gën laa yëkkati li ma koy ñaax daal mooy loolu rek bul yëg sa bopp fonkal jaamu yàlla yi fonkal doomu aadama yi ku ñëw la nga am kus néew nga bokk ak moom ku ñëw boo amee ndox sax nga ndox bu fekkoon ndox sax na nga ko ubbil may ko mu naan ko yaa ngi dégg bu ko defee loolu dafa nekk li nga xam ne moom mooy yëkkati doomu aadama li ma koy ndax xale la donc ku koy ñaax rek da nga koy ñaax mu góorgóorlu ci bañ a yëg boppam bañ a beew rek jeex na loolu moom bu ko defee rek dina rëcc incha allah yal na ko yàlla defal jàmm defal ñu ko yéen tamit vraiment seen lii rafet na ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla ubbi lépp ci barke Yonent sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kontaan nañ Allah
yéen ñi seetaan gis ngeen c'est tellement émouvant gis ngeen li nga xam ne moom lañ jëlee tey fii nga xam ne mooy ci famille kër El Bachir Gueye ku ko xam nag xam ne mënuñu ko seet si ci leneen lu lii donc di leen jaajëfal bu baax a baax ci seetaan bi merci aussi à ces jeunes je pense bien que voix bi moom ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax macha allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, la Allah Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allahu Allah, la illallah. Tout d'abord dañuy remercier waa le Thiessois TV ci le fait que ñu ñëw couvrir événement bi parce que événement bi quand même c'est une originalité parce que dama ko doon wax léegi maanaam généralement nit ñi ay jours lañu xam a sargal mais bu ñu nee waa Sampaate surtout les jeunes am xelu sargal président bi quoi que loolu idée bu original la boo xam ne dañ koy rafetlu ki ñu koy defal aussi je crois que mérité na ko parce que c'est la deuxième fois mu nekk président Sampaate nekkoon na ko fii dans les années 2000 mu nekkoon vraiment des années fastes et c'était pour la première fois Sampaate gagné une coupe zonale ak moom gagné coupe départementale yàlla def ay activités am jëlee ko fi mu dem bi mu dellu si aussi mu xalaataat ne war naa ñëw jàppaat ci koñ bi je crois que loolu mu def noonu moo kontaan loo waa koñ bi ba jeunes yi jóg xalaat ni ñoom nañ koy sargal je crois que ñi taxaw fi tey ñii ñëpp ci bureau bi lañ bokk mais mën naa wax ni presque ñun ñi ko mujjee yëg ci lañ bokk donc suñuy rakk ñoom ñoo xalaat loolu et loolu dafa benn jàngat bi doon wax léegi jàpp na ne ko ñun tey jii xale yi àndal seen loxo set na ëllëg su leen joxee puso bi du réer parce que xel mi ñu am di ko def ñun bañ ci tollee am seen âge defuñu ko woon donc ñu remercier El Bachir parce que vraiment aussi li mu def lu rëy la je crois que ren ñëpp gis nañ ni Sampaate même bu dee senior bi gañul ay coupe yëngal nañu nawetaan yi et les gens l'ont pris en compte ci biir mais peut-être li nga xam moom la ñu doon xaar ci senior bi kadeb def na ko gañoon ñu zonal départemental régional senior bi dem na final régional final zonal je crois que loolu yëpp c'est tout à son honneur parce que moo jël ay moyens def ci gars c'est vrai ku nekk am na loo ci jàpp mais ñëpp xam nañ tey jii bu ñu ñëwoon budget bi par exemple c'est budget bi 100% la ma wax ni 98% ou 99% moom moo ko ci def mais doo loolu aussi nekk loo xam ni bettu ci moom parce que Bachir au-delà de koñ bi la dëkk dafa gëm sport ba pare aussi bëgg Sampaate mais loolu mën naa wax ni doneef la parce que papaam yal na yàlla yokk leeram ba mu fi nekkee loxo musul jóg ci équipe bi moo xëy loxo musul jóg mooy saa yu problème masaan am ci koñ bi dinañu woo ñun jeunes yi waxtaanuñu delloo suñu ñaanal ñu dem wuti ndam am ko donc tey su fekkee moom te nekk nañ tànk yooyu day nekk loo xam ne vraiment bettul nit ñi peut-être mën naa bett waa dëkk bi mais ñun waa Sampaate bettuñu donc moo tax tey ji vraiment jeunes yi xalaat ni war nañ ko defal sargal bi pour que moom aussi mu xam ni am na fu ko nit ñi teg je crois que lii yëg-yëg la yëg-yëg la ak constat xam ne waa Sampaate jox nañ ko ko. En tant que président de l'ODCAV de Thiès, je pense bien que geste bi ñu war a magnifier la ci yeneen ASC yi parce que le président de club aussi. waaw man dama fee taxawee je crois 3 casquettes parce que d'abord je suis membre de l'ASC Sampaate xam nga tey bu ñu nee ba wax ay président ODCAV c'est parce que Sampaate ma mandaté ma bokk aussi ci zone bi nga xam ni président zone baa ngi nii ci la bokk nekk aussi président ODCAV donc raison yooyu yëpp war tax ma ñëw fi moo tax tey c'est vrai que waa Sampaate ñu ngi fi taxaw mais aussi waa ODCAV ñu ngi taxaw Ousseynou Diawara ngi nii c'est le premier vice-président de l'ODCAV El Hadj Malick il est délégué de l'ODCAV c'est le premier vice-président de la zone damay wax toujours président zone yi ma ne leen président ASC li gën a métti na daan ci la bokk parce que dañuy def seen temps def ci seen xaalis te peut-être mën naa am ni liñ ciy gagné bu dul seen koñ bëggal seen koñ bëriwul moo tax ñoom bu ñu def effort yooyu ñun ñi nga xam ñoo yor zone yi ak ODCAV dañu war toujours def loo xam ni buñ ko tegee seen bët day tax ñuy sawar di seen doole parce que fekkee ñoom suuf ñi ngi def seen ay xaalis seen kartan ak waa koñ bi ñun nekk ci kaw defuñu lu war day tax ñoom dañuy bàyyi te suñ bàyyee koñ yi suux te bu ko ñu suuxee ASC du amati ASC du amati ODCAV du am zone du am moo tax toujours maire président zone yi il faut que ñu def loo xam ni su ko président ASC yi gisee dana leen tax ñuy sawar ñu gën a yokk et je crois que tey bu ñu jëlee vraiment Thiès final zonal yi fi am parfois sax mooy dàq final ODCAV parce que président zone mu nekk yaa ngi jéem a def loo xam ni
sa morom du ko def donc loolu je crois aussi loolu day tax aussi président ASC yi gën a sawar et pour terminer ci loolu nga wax nii Bachir c'est vrai que defal na Sampaate lu nekk li mën a wax ni président zonal ni mën a wax seede li mu def ci final zonal bi suñu zone je crois que musul am nit ko def bi ñu jógee fa aussi dafa ñëw ni ma yow Sampaate nga bokk yaa jiite ODCAV bu xel la ma ci jàpp donc aussi il a beaucoup appuyé l'ODCAV de Thiès donc je crois que loolu aussi bu amee tey jii loolu rek war naa tax ñu suñu présence nekk fii et au delà de bu ñu sumee casquette yëpp Sampaate rek lañ bokk et bu ñu dëggee Sampaate waa Sampaate sargal seen doom ñu bokk fii ñu war a jut ci lañ bokk donc vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla Bachir li mu mën ren yàlla na mën lu ëpp li déwén te mu muurloo ko waa këram muurloo ko aussi waa ko ñu muurloo ko waaw surtout je crois que Bachir nekku fi tey soxnaam moo fi nekk te gëm naa ne man bu fi Bachir nekkoon li ñu def nii duñu ko weesu je crois que dañuy firndeel rek li tubaab di wax ni derrière chaque grand homme il y a une grande dame parce que tey li ñu organisé nii su Bachir nekkoon aussi je crois que du dépassé lii ñuy remercier vraiment sa dame mu nekk ko xam ne ku disponible la parce que am na nu mu doon defee peut-être li fi am yëpp du fi am tey donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan aussi yàlla yàggal ko mook borom këram def ak li ñu bëgg ñoo xam daal yàlla na ko yàlla def donc vraiment daal ñi nga xam ni Bachir da xam Sampaate yëg nañ li mu leen defal te incha allah lépp loo xam ne yaakaar nañ mën koo jàppale pour li mu bëgg réussir incha allah dañ ko jàppale pour réussir. Bonsoir. noo def. maa ngi si jàmm. journée bi. soxna si. soxna Zell. na nga def naka liggéey bi. yaa ngi ci kawam naka résidence yi. su baaxee nga wax yow. sa producteur baax. madame Guèye ça va. Ça va bien, merci. yow lañ seet si woon tey. Ouais, alhamdulillah, soyez les bienvenus. Excellent. Bonsoir chers Thiessois, bonsoir chers Sénégalais. Salaamaaleykum yéen ñi fare surtout du côté de Mbambara et de Sampaate. Pourquoi? Parce que tout simplement suivre ngeen éléments yi nga xam jàll na sànq gis ngeen reportage bi nga xam ne def nañ ko Mbambara mais gis ngeen li nga xam ni moo nekkoon sargal El Bachir Gueye naam nag loolu lépp ça a été très intéressant mais nag mënuñu dem sans pour autant laaj kenn ci waa kër ga ses impressions moo tax tey ñu daal di ñëw fas yéene séq ak waxtaan ak soxnay El Bachir Gueye muy madame Gueye Abibatou na nga def. maa ngi fi rek Pape maa ngi lay nuyu bu baax. waaw Abibatou Ba sonnoo trop xam nañ ne le dimanche a été une journée très chargée mais je pense bien que tu as bien récupéré. waaw d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni que dinañ ñu seetaan su vidéo bi génnee nuyu Thiès waaye waaw sonnoon naa tuuti mais coono bànneex. ma coono bànneex moom da nga ciy remettre rapidement parce que contentement bi moom moo lay jàpp noppaliku naa bu baax. Contentement bi ça se lit d'ailleurs même sur son visage elle est toujours souriante cela veut dire tout simplement qu'elle est satisfaite du déroulement des choses balaa ñu ñëwaat ci la fête proprement dite on aimerait savoir aussi tey suñu waxee El Bachir Gueye ni ko tubaab di waxee derrière un grand homme il y a toujours une grande dame. tey je pense bien que ci témoignage yi nga gis léegi ci vidéo yi yaakaar naa ne gars yi delloo nañ la njukkal yow it. waaw dëgg la de déjà témoignage yi ma seetaan léegi maa ngi siy kontaan bu baax di ko rafetlu bu baax képp ku nga xamante ni wax nga lu baax si man yow yaa njëkk a baax rek moo tax nga wax ko si man donc képp ku wax lu baax si man maa ngi lay remercier bu baax di la sant ko di la wax ni que baax boobu nga wax si man dina tax ma gën a góorgóorlu lu ma baaxoon ma gën ko dolli aussi léegi nag ma ñëw ci sama borom kër muy El Bachir Gueye xam nga sax nit ki moom est-ce que su ma toogee fii di wax si Bachir sax du ma jeexal dictionnaire yëpp ba émission bi nii. de toute façon non bàyyi ma wax si tuuti rek laa jóg parce que waaw dama koy cof parce que su ma naree wax émission bi yëpp dafay jeex li ma si mën a wax ne mooy maa ngi sant yàlla bi ma juddoo ba màgg bay dox ba tase ku mel ne El Bachir Gueye mu nekk sama jëkkër bokk si famille bu baax si côté yaay ak côté papa maa ngi sant yàlla te képp kuy sant yàlla nag je pense que da nga am satisfaction moo tax ngay sant yàlla donc dama koy bamtuwaat maa ngi sant yàlla ak yonent bi ba nga xamante ni dafa jël Bachir teg ko ci sama yoon mu judd ba màgg bay dox ba taseeg moom mu nekk sama borom kër ma am ci njaboot
di ñaan yàlla sëy bi barkeel yokk ba suñu njaboot gi barkeel képp ki nga xamante ni tamit ñun ak yow a bokk bëgg nga ñun tam bëgg nañ la yàlla def jàmm ñuy ànd ci jàmm waaw yàlla musal ñu ci cat yàlla musal ñu. moom lu nga xam ne mënu ko ñàkk bañ a laal mais duñ ko bàyyi noonu mënuñu dikk di wax ci El Bachir Gueye ak lépp li nga xam ne nit ñi wax nañ ko fii léegi ci image yi ngeen gis nii ñu ñëw rek mu cofal ñu ne yàlla ba ma dajee El Bachir rek sant naa gërëm naa non ce serait trop facile xam naa ne sax sûrement tam ngeen dugg ci écran bi dóor ma il faut aussi gars yi ku ci ne cof nañ waaw tey du ma ko bàyyi noonu de du ma ko bàyyi noonu gars yi ku ne cof nañ ay traits de caractère. du ma wax trait de caractère yi nga xam ne moo la dugal ci moom parce que c'est une longue histoire mais diggante borom kër ak soxnaam je pense bien que suñu dund am na complicité bu fa am peut-être tey looloo tax mu looloo permettre mu lay dénk yu bëri mais xam naa ne nag suñ la doon laaj lan moo la gën a neex ci moom ci wàllum jikko di nga ñi ci tànnal ñett xanaa. li ma gën a neex si moom mooy d'abord gëm yàlla. beneen chose bi moom mooy beneen qualité bi mu amaat moom mooy nit ku dëggu la sincère gëm yàlla dëggu sincère bëgg nit ñi ñetti qualité yooyu moom moo gën a tax man ma naw ko sama référence la sama borom kër la sama référence la parce que ay xale lañ ñun ñaar bi ñu yàlla di boole ay xale yu tuuti la ñu woon mine de rien dund nañu ñaar fukki at ak lu topp donc c'est pas évident li ñuy ànd ay xale yu tuuti magante wuñ dara lu bari man ak moom donc ma jël ko def ko sama référence moo taxee ne yàlla jàppale ñu ba ñu agsi fii te di wax nag yàlla na yàlla xeeb dolli. xam naa ni tey doon soxna El Bachir est-ce que c'est facile. pourquoi je pose cette question mooy xam nga suñu société ni mu bindoo soo nekkee ku yor as tuut rek déjà am na fu ñu lay dëkkal. am na fu ñu lay catégoriser tey nga nekk soxna ku nga xam ni yàlla dimbali na ko as tuut est-ce que c'est facile. est-ce que yor as tuut lañ mën a wax. ñuy sant yàlla rek sant yàlla daal laa ko yàlla mi ngi ñuy suturaal daal mi ngi ñuy suturaal laa ko mën a tuddee. dund ak moom yomb na parce que moom dafa jàppee boppam comme nit koo xam ne yorul dara te booy xool yorul dara sax àdduna bi li ñu tuddee am-am du am-am. su ma waxee yor na dara moom mooy am na nit ñi mi ngi dox ci diineem loolu côté boobu laay waxee ni que yor na dara donc dund ak moom day yomb parce que koo xamante ni si diine lay dox ak ci bëgg-bëgg jaam yi ko wër booy dund ak ku mel noonu du difficile parce que da ngay wàccee sa bopp comme moom niveau ngeen ànd nga jàppale ko ci bëgg-bëggam ànd bi mën a normal benn coono du am. ndax moom nit la koo xamante ni képp ku ko bëgg a gis di nga ko gis képp ku bëgg a wax ak moom su fekkee si moom nga jaar directement di nga wax ak moom man mii soxnaam tamit képp ku ko bëgg a gis soo jaaree ci man fa lay gën a yombee saxati parce que nekkuñu ay nit yoo xam ne dañu tëjal suñu bopp nit ñi dañu jàppee suñu bopp comme ay nit yu simple jaamu yàlla rek lañ jàppee suñu bopp xeebuñu kenn te dara jaru fi sax loolu noonu moo tax suñu dund ñun dañ ko yombal. su ma nee la Abe Ngoog Abi sama waa ji ça te fait penser à quoi. waa loolu di suñu ay mbokk Cees waay yu fi doon jouer théâtre ñun lañ ko dundandooloon suñu ay xarit yu baax ñoo xam ne Bachir moom daf leen a jàppale woon ba ci ba ñuy door jàppale bi nag jig leen trop ba instant bi mun naa ni ñoom ñooy ténoru cinéma fii nii ci Sénégal muy ay ñoom saa neex Cheikh Ndiaye Aziz ñooñ laa ci lim ay Mbay Dosé su ma limee damay juum. ñu daal di ci ñam tuuti rek ci partie boobu daal dikkaat. salaamaaleykum. waaleykum salaam. alhamdulilah. boss. waaw yow fii nga dëkk. waaw fii laa dëkk. ah ci koñ bi. waaw ah kër gii ñuy dugal mbana yeeg dégg nga maam matt yi lu fa xew. ban kër fenn. waaw bul joxoon waaw. ngénte la. ngénte. waaw ah kii ngénte lu mu tudd. Bachir. ah jabar ji nag. Abibat. ah merci waay goor. bien.
salaamaaleykum maaleykum salaam bu ngeen fee nekkul maa ngi fi dama ne yow Abibatu yow xam nga ni sa bis bii jaag Salimata mënul ta ñàkk ma ne bés du tuut borom lay tollool cëm moo tax moom fa abee ngoog ay abi sama waaji boo ñëwee baax wool ma Basiir dug sa boog ay ana Basiir sama waaji boo ñëwul duma sëñ bi ragalal yàlla ñun ci nakar lañ nekkuñ ci bànneex ñoo ne ci dëgg ñu suulu wax sax ñëw la ilaha illallah allahu akbar mais gos bi trompé na ma kulli nafsin zaa'iqatul mawt inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gos bi nax na ma mais gos bi mën na fen na voilà donc ñu ngi toujours ci résidence Blu d'ailleurs xam naa ne gis ngeen décor bi ak image yi nga xam ne mooy résidence bu rafet bi nga xam ne aussi ku bëgg a dallu yenn saa yi jaar fi daal di dallu dina ci am solo lool ñoom ñuy def liggéey bu am solo fii ci Thiès ñuy profito de passage di nuy personnel résidence Blu yi yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax ndax Thiès soxla na ñu mel ne ñoom ñu continuer waxtaan bi ngeen amal wala xale yi sampaate sax delloo njukkal bu nga xam ne def nañ ko sa sëriñ d'abord lan mooy sa appréciation par rapport ak journée bi. sama appréciation avant may apprécier d'abord damay rafetlu initiative bi parce que affaire bi li ci gën a touchant moom mooy ay jeunes ñoom ñoo ko organiser particulièrement ASC bi ASC Sampaate dañu naan ASC rek de mais quartier bi yépp la donc ay jeunes xale yu tuuti seen tranche d'âge suñu la ko waxoon da nga naan ñi idée bi mënul jóge ci ñoom donc bi ñu ñëwee déjà waxtaan seeg man c'était à 2 jours du programme donc bi ñu ñëwee ba wax ceeg man j'étais ébahi parce que toog nañu yàgg di ko organiser foofu noonu ñun yéguñu ko dañu bëggoon defal Bachir surprise alors donc loolu rek ça m'a touché moo tax ñoom bi ñu ñëwee def délégation damaa toog rek di leen seetaan ñoom ñëpp dañu bëri woon mais ku si nekk bàyyi naa la nga jël parole parce que tellement que j'étais émue il fallait que ma bàyyi leen ñoom ñëpp ñu wax pour après man leen awma sax man lu ma wax li ngeen ñëwee toog nii li ngeen def nii man awma sax lan lay wax ndax kontaan naa si trop donc journée bi aussi am naa ci satisfaction bu mag El Bachir fa mu nekk kontaan na trop parce que yëg na lépp ñëpp invité ak ñëpp xaritam yeeg yëpp. d'ailleurs si loolu laa bëggoon rebondir nit mel na fi nu ne ñu defal la sargal sama genre gi ñoo fay jaar mais gis nañ ne keroog guddi gi je pense bien que ci image yi sax gis naa ay borom koppati ni ñu koy waxee ci olof ay kilifa yu nga xam ne ci quartier ba lañ njëkk ñëw nañ ku mel ne monsieur le maire ñëw na ODCAV président zone yi ñëpp ñi nga xam ne daal mbir mi yitteel na leen ñëw nañ rendre hommage Bachir et je pense que loolu tamit geste bu nga xam ne c'est à saluer. exactement c'est à saluer occasion la sax pour ma remercier ñi nga fi tudd ñëpp ñu ñëw d'abord damay remercier sama famille mooy sama yaay sama papa samay sœur samay frère ñoom ñëpp jàpp nañ ci bés bi ñu ko yégee dañ ko yéex a yëg nag ñu nee nañ ma yow pourquoi yégle woo ko man de comme ni ma leen ko yégalee nii rek laa ko yégee ñu ne ma lii de mbégte la ñun de dinañ ci taxaw ba mu def nañ ci lépp luñ ci mën ndax dañu kontaanoon ñoom aussi kontaan naa aussi ci sama comme man dama doon yëngu ci audiovisuel bi aussi dama si am ay xarit ku mel ni ñi ngeen gis quelques ñu ci déplacé ñoo xamante ni presque sax si vendredi ci samedi bi laa leen woo ñu ne ma lépp lu ñuy jàppoon dañ koy bàyyi ñëw parce que bésu El Bachir ak Abibatu ñoom mënuñu ci ñàkk a ñëw muy genre Papa Ndiaye Coppet par exemple Biram Dieng ñoom dañu teel a ñëw sama kër toog wax seen ay wax yu rafet joxuma leen cachet ni rien ñun ñoo leen ko jarale ñu déplacé wu famille wu Bachir aussi famille ci côté papaam ay frère am sœur am ñëpp aussi taxaw nañ ci bés bi invité yi maire commune boobu noonu invité yi waa ASM bi su ma limee damay juum la mais particulièrement ma tudd si ay Birane Sock Ousmane Diop mooy ñi nga xamante ne ñoo ciy gën a responsable Boubacar Sall Dieng Ibou Ndoye ñooñu ñëpp taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne Dout Saw aussi
ak ay baylo baas ñoo ñëpp même ñi nga xam ni ñëwuñu sax dañoo woote journée boobu ñëpp la teniroon à cœur parce que ñoom ñëpp dañoo bëgg Bachir te sincère si nag te genre événement yi su amee rek ci ngay xam exactement yow fi nga toll si xolu nit ñi moo tax même le jour J même bi ma ñëwee ci événement bi man j'étais même dépassée j'étais tellement émue contente xam nga même affaire bi su demeewul woon noonu sax dinaa si kontaan ndax initiative bi ak santuma laa nag bi mu demee noonu raw njort xale yi nga xam ñoo ko organisé. voilà bi mu demee noonu ba am une grande réussite ndax gisoo mënut a xool sax bu baax caméra yi parce que dafa xol bee sedd ba tey pour mu exprimer ko à fond c'est un peu difficile xam naa moo tax rek mënul wax lépp aussi xam naa ni ñàkkul ni sëñ bi da kaa xawoon na mu tuuti ou bien. waa gaa moom gaa dama koy namm nag ndax moom sama jumeau la su ma soree moom il faut ma namm ko. bon sûrement di nga am ñu nga xam ne tamit tey su bis bi amee ba mel nii di nga toog xalaat leen soit par moment metti woon nañu jàppale la wala parce que leur conseil tey permettre nañ la sa ménage nga gérer ko macha allah ñuy ñaan yàlla mu jëm kanam. Je pense que aussi c'est le lieu de les remercier. Exactement. Particulièrement ay waajuru El Bachir ñi nga xamante ni fekku leen fi tey jii déjà moom yaayam laay njëkkee ndax moom moo njëkk a génn àdduna nekkoon soxna bu baax comme ni ko nit ñi témoigné yaakaar naa koo dékk micro mënu tudd El Bachir te du tudd yaayam ndax ni mu mel nii su doon teg yaayam du ko mel papaam contribué na ci mais yaayam moo nekkoon éducatrice ñëpp xamoon nañ ko. jigéen bu ferme man yàgguma ak moom lu dunduma ak moom lu bëri noonu yëpp mais jàng naa ci moom lu bëri des fois sama doom yi dañ may laaj foo jàngee togg bi foo kii bien vrai que sama kër daan naa fa togg samay parents jàppale nañ mais ba ma ñëwee ci yaay Bachir daf ma ne xale nga doo laal cin li te loolu je pense que amatul li ci jamono ji de léegi ku sëy moom ñu jox la cin mais moom damaa ñëw mu ne ma doo laal cin li utal ma ñaari jànk yoo xam ne comme man lañ tolloon kii di togg tey kii di togg ci ëllëg sax nga loolu c'est pas donné te loolu geste la boo xamante ne mère boobu ci laa ko jàppoon ba tey jii nii daf ma considéré woon comme doomam moo tax maa ngi koy ñaanal fee mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla na fa am ay xéewal yoo xamante ni xéewal yi nga xamante ne dépassé na woon sax njort ñi nekk fii di ko ñaanal bu ma jógee ci loolu ma dem si papa mi nga xamante ni moom dafa nekkoon sama xarit de trop sama néeg da la daan toog ba am na si benn soxnaam boo xam ne daka naa yow oustaz nag Abibat dafa bëgg a tëdd wala des fois su ma ko dee yóbbu ci ay course sama yooyu danaa ne ko yow de da ngay doxloo kii ay course parce que dama yoroon oto donc moom ay course am dama naan sawar di ko yóbbu parce que dafa daan waxtaan ak man di ma conseiller sama permis bu ma njëkk am moom moo ma ko wutal dafa nekkoon comme sama papa bëgg ma ba nga xamante ne lu ko nit andil mu ne ani Abibatu ñëw andil ma sama doom yi damay toog jàkkaarloo naa leen yéen seen maam yi bu ñu doon dund kon yéen xam naa dof ngeen di doon ndax dañ leen di yàq ndax ñoom ki ñu fekkee rek muy suñu taaw dañ ko yàqoon ba nga xamante ni lu nekk lañ ko daan defal du ñu sax bëgg ma di ko téye tout le temps dañuy yónnee di wax ni leen Abibatu ñu mu jox ñu papa ni leen Abibatu ñu jox ñu papa tellement que dañoo bëggoon samay doom ñooñu moom mënuma leen sax ñaanal li may wax rek fi ñu jëm ne yal na leen gënal fi ñu jóge yal na leen yàlla xare ci aljana yi gën a kawe loolu sama xol laa ko tibbee. monsieur Guèye monsieur Guèye moom su ma koy ñaanal est-ce que émission bi du jeex. xam naa géej laa ko yéene de. monsieur Guèye maa ngi koy ñaanal d'abord wér gi yaram gudd fan yàlla saxal ko mu am kàttan yàlla saxal wërsëgam bi yaatal ko nag ba ñëpp bokk ko ay famille yam ak am di jàmmam yi ñëpp xaj ci ndax xam naa ne bis bu ko yàlla defalee lu ne gaañ ñëpp dinañ ko yëg ndax boroom xol bu rëy la day joxe sans xaar ci dara donc maa ngi koy ñaanal yàlla gën koo jàppale ba mbébét yi mu am yëpp yàlla sottal ko ñëpp fekkee lépp yàlla jàppale ñu nag suñu diggante bii defal ñu sutura musal ñu ci cat ak seytaane. Merci beaucoup je pense bien que yéen ñi ko doon seetaan vous avez apprécié li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne yooyu rot nañ ko fi
dégg ngeen madame Guèye kàddu yi mu yëkkati suy wax ci monsieur Guèye moom du bëgg a freiner moo tax dañ koy wax loo rek mu wax ci tuuti mu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci manit maa ngi remercier sama ñaari caméraman yi Jambe Diop ak Madické Cissé di remercier sama technicien ba ca kër ga Moussa Ba mais aussi Bas Diallo dans la coordination parce que mooy yombal yëf yi aussi ba lépp yemb di jaajëfal la famille Ndaw mi nga xam ne aussi le reportage qu'on a fait là-bas vraiment participer nañ ba permettre ñu xam yeneen ci El Bachir Gueye mën a permettre Thiessois yi aussi ñoom ñiy laaj souvent kan mooy El Bachir Gueye kan mooy El Bachir Gueye ñu xam as lëf ci nit kookee nga xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla gën ko fee bàyyi gën koo dëgëral parce que Thiès Sénégal Afrique àdduna soxla na nit ñu mel noonu di leen jaajëfal bu baax a baax merci et à très bientôt